Midi Culture. gannaaw génn àdduna ko secrétaire généralu parti socialiste di Ousmane Tanor Dieng laaj bi samp moo di kan moo ko nar a wuutu ci boppu PS journaliste analyste politique bi di Assane Samb gis ni kon boo moytuwul ak tasaaroo mën naa am ci seen biir jàmm ja nekk ca Casamance jamono ji boo moyul kon dinañ ko xajamal mbiri Gircon ak ba ci kon ñee ñuy Salif Sadio ya ñu teg loxo bokk na ci la ko nar a andi kàddu yi Noa Cissé ci biir Midi Culture reportage bi tey moto yi lañ ko jagleele seetlu gi moo di kon gannaaw accident yi ni andi ci biir tali bi léeg-léeg it dañ cey boole kon ak càcc li mbokk yàkk leneen buñ ci noppi dinañ ci boole ne ni ponk ba ci biti réew tàggat yaram soogaa dugg ci pàcc bi nu jagleel aada ak cosaan mu gën caa fës kon concert merci di jërëjëf Youssou Ndour nar koo maye tey kon ci place de la nation ñetteelu édition programme néegu góor gëstu bi tey kon ñu nar a waxtaane kunkaali di cosaanuy soninke nataal bi ak gan gi mooy buural Midi Culture ñu ñaanalante daaw dëggay moo nekk ci machine bi. Midi Culture. Midi Culture Serigne Saliou Seck moo ci feggoog Kati Ndiaye ñoom ci mbégte ak contentement bu mag di leen ko faram-fàcceel Kati Ndiaye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Serigne Saliou Seck di nuyu mbokk auditeurs yi internet ci ñuy suivre. mi ngi noonu kon nañ leen ko waxee ca bopp ba rek la ñuy duggee génn ci yaatal gi waxtaane ci dialogue national bi ak tolluwaay bi. ba tax na rek kii di Abdoulaye Diouf Sarr nag nekk coordinateur des cadres républicains daal di ne xamle ni lii di dialogue national nag dañu ko war a daal di yaatal boole ci secteur yëpp loolee rek ma ngi ko xamle foofule ca Kaolack ba mu fa jógee it dem ca Saint-Louis ba tax na rek ci seen tournée bi ni mel rek xamle nañ ni bu ñu ko jeexalee seen document dinañ ko jox kii di njiital réew mi Macky Sall Abdoulaye Diouf Sarr. yëpp waxtaan nañ ko imam ratib bu Saint-Louis teew le maire Mansour Faye teew mais acteurs société civile yi teew mais aussi acteurs de jeunesse yi yëm teew waxtaan nañ politique dialogue politique bi waxtaan nañ si dialogue économique bi notamment sur le foncier sur les ressources naturelles waxtaan nañ préoccupation yëpp mais du ndaje tey bi mooy apporter solution yi ndaje tey bi contribution rek la mais bu acteurs yi war a waxee waxtaan au niveau national yëpp teewee foofu la piste de solution yi taxaw mais ñun loolu nag dañ si bëgg indi suñu contribution moo tax convergence des cadres républicains ñëw au niveau décentralisé pour waxtaane mbir yooyu def nañ ko Kaolack tey ñu def ko fii si Saint-Louis dans quelque temps danañ ko def fële au niveau sud wala Sédhiou bu ñu paree loolu yëpp nag mën a tënk suñu benn document boo xamante ne donc mooy doon suñu contribution ñu jébbal ko président de la République et si biir dialogue économique et social boobu dafa am dialogue sur les potentialités économiques notamment agriculture ressources naturelles énergie ak lépp mais boo na dialogue aussi da nga naan waxtaan ba juboo si dara. mu nekkoon kàddu ministre Abdoulaye Diouf Sarr ñu wax ci génn àdduna Ousmane Tanor Dieng gannaaw loolee te laaj bi samp moo di kan moo ko nar a wuutu ci boppu PS. ba tax na rek fi mu nekk nii le coow la bëri na ki nga xamante ne moom moo di analyste politique bi la di Assane Samb mi ngi daal di xamle ni bu nu defut ndànk rek loolee mën na jur ab tasaaro ci biir parti socialiste Hakim Wade. gannaaw génnum àdduna secrétaire général bu parti socialiste Ousmane Tanor Dieng laaj bi samp mooy kan moo ko nar a utu Assane Samb di journaliste analyste politique di ñu xamal. comme xam na teg ci parti bi moom dafa expliquer ni normalement Aminata Mbengue Ndiaye pour le moment moo war a succéder maanaam moo war a à la place du secrétaire général en attendant ñu dem congrès donc loolu la texte yi prévoir donc su fekkee texte yi loolu la prévoir automatiquement madame Aminata Mbengue Ndiaye day jël le poste de secrétaire général en attendant bien sûr le congrès. mu yokk ci ne du yomb benn yoon ngir ñu amal congrès ci biir PS jamono ji. Cependant, les problèmes ne seront pas réglés parce que de toutes les manières, ce ne sera pas facile d'organiser un congrès, les renouvellements des instances de bas congrès dans ces conditions-là. Parce que Tanor dafa yàgg comme ni ma ko expliqué souvent rek fi yàgg dafa xaw a tanoriser maanaam dafa jox ci parti bi gis-gisam doxalinam ba nga xamante ni dafa te loolu dafa yàgg donc pour ñu jëmaat di gëm beneen nit alors du yomb ñaare li si ëpp dafay am li ñuy wax nit ku nekk day samp nëndëm parce que ñu bari yaakaar nañ effectivement war nañ mën a nekk ay candidat war nañ mën a jiite parti bi. Khalifa Ababacar Sall mën na jiite PS am déet lii lañu ci tontu. est-ce que dañuy jëlaat Khalifa Sall mu ñëw est-ce que dañuy indi yeneen cadre yi ñoom Aïssata Sall ak ñëpp pour def unité xoolante seen biir régler seen i problème pour mën a jàll loolu bu ko parti bi defee moom moo gën bu kaw tamit Macky Sall dimbali leen ci kaw mu libéré Khalifa Sall bàyyi ko en attendant quand même ñu gérer situation yooyu. analyste politique bi yokku ci ne socialiste yi nañu def ndànk bu baax lu ko mooy dinañ am ay jafe-jafe seen
seen biir. bu ñu moytuwul parti bi mën na fi jóge aussi am ay problème yu rëy parce que même madame Aminata Mbengue Ndiaye yore provisoirement am na nu muy doxale mën na déjà avant congrès bi rek indi ay problème yu bëree bëri. mi ngi noonu kon nekkoon Assane Samb di analyste politique faram-fàcce gi ak Oumou Hakimou Athie Midi Culture midi moo jot kon ba tegal juróom-benni simili. Midi Culture. ci jàmm ja am ca Casamance ak tolluwaay ba tax na rek ki nga xamante ne moom moo di Noura Cissé nag daal di ne ñëwaat ci li nga xamante ne rek moom moo mën a indiwaat ay coow foofule ca Casamance moom membre du groupe de réflexion pour la paix foofule ca Casamance waaye itam nekk observateur de la crise ca Casamance daal di ne xam le ne coowal zircon bi waaye itamit arrestation wu partisan kii di Salif Sadio mën na daal di indiwaat li nga xamante ni moom moo di coow foofule ca Casamance. mi ngi noonu kon kàddu yi Noura Cissé jombul dinañ ci dellu si laata xibaar yi di jeex ñu woyal kon wax ci reportage bi tey ñu jaglele ko deux roues ñu gën koo xam ci moto. ba tax na rek jamono ji seetlu nañ ne l'accident yu bëri am ci yoon bi nag ca lay judd waaye itamit càcc gi itamit ca lay daal di génne donte rek am na ci ñoo xamante ni moto gi ñuy utiliser doon na loo xamante ne rek baax na ci ñoom ndaxte rek dinañ mën a doxal li nga xamante ni moom moo di seeni yëf ci ni mu gën a gaawee ñi nga xamante ni kii di Aminata Ba daal dinay dajeeg ñoom nag daal dinañu xamle ne fi mu nekk autorité yi nunu jóg rek def seen matukaay ngir daal di xam ñan ñooy dawal yi les scooter. mi ngi noonu kon Midi Culture midi moo jot ba tegal juróom-ñaari simili ñu woyal xibaar yi. King FM partout et nulle part ailleurs. dañuy daal di soobu kon ci xibaaru biti réew yi daal di koy dalal ci studio bi Kumba Ba lañ ci àndal xibaaru biti réew yi Kumba Ba maa ngi lay nuyu. nuyu naa auditeur ak internet yu King FM naka noonu Kati Ndiaye. maa ngi lay fay Kumba Ba dañu koy daal di tàmbali ak génn àdduna taskatu xibaar bi li di Ghislaine Dupont ak it technicien bi li di Claude Verlon force spéciale yi jamono ji ña ngay topp ñi def li ni mel. bu ñu sukkandikoo ci ay xibaar yoo xam ni kon RFI ñoom ñoo ko joxe force spéciale française ya ña nga teewoon ca Kidal ca réewu Mali nag bi ñuy enlever ñaari doomu aadama yooyu maanaam bi ñu leen doon sàcc ca gannaaw ga nag lañ leen faat moom Ghislaine Dupont ak it technicien bi mu àndaloon di Claude Verlon armée française nag participé woon nañu ci action yu ñu doon def ngir jàpp ravisseur ya waaye ak tekkaaral nag kat yi lañ ci wane woon waxuñu woon benn yoon jéego lañ doon def élément yu yees yi nga xam ne am nañ ko yu RFI am kon dafa tax ba version bi nga xam ne armée bi joxe woon na ko instant bi kon xel teey na si ndax tontuñu ci interrogation yépp ñaari doomu aadama yooyu ñu faat nag ñu ngi leen faatoon ca boori Kidal nekk ci bët gànnaar bu réewu Mali ab samedi la woon ñaari fan ci weeru novembre atum 2013 gannaaw ba nga xam ni ab interview la ñu defi ji woon ca ville ba. ab massacre moom moo daal di am foofule ca RCA ñi nga xamante ni ñoom ñoo di république centrafricaine bi jamono ji ñu ngi daal di xamle ni justice nag dinañ ko indi ca dëkk boobule. gouvernement ba kon yëglu na maanaam réagir na gannaaw rapport bi nga xam ne ONG bi di Human Rights Watch def nañ ko ci massacre boobu ñaari weer a ngi nii ci ginnaaw ba fanweeri civil kon ñu ne ñàkk nañ seen bakkan foofee ca région bu Pawa rapport bi nag ci àjjuma ju ñu génn dafa dëggal ni kon tuerie planifiée la maanaam du hasard waaye dañ koo waajoon laata ñuy dal ci kaw askan wa ba xam ne nañ sax ci Bangui di capitalu réew ma ni ab enquête bu gaaw war nañ koo ubbi ngir xam ñan ñoo def lu ne mel. ca France ñi nga xamante ne rek ñoom ñooy di mbokk guinéen boobu la ñu fa daal di faat jamono ji ba léegi ñu ngi ak seenub naqar. guddik àjjuma la woon kon fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juillet ba su final kon diggante Sénégal ak Algérie la woon moom Mamadou Bari ñu daal di koy agressé ci anam bu ñaaw ñu ne ci kanamu soxnaam la woon moom mi nga xam ne ab universitaire la fekk baax ci réewu Guinée toll ci fanweeri attaque benn waaye nag dafa mujj faatu gannaaw ay gaañu yu métti ci hôpital ca ëllëg sa samedi la woon kon waaye RFI nag xam ne nañ ni bi ñu jokkoowee ak njabootam ak i tay jege ñaaleem ak i xaritam nee nañu daal lii agression bi ci mbirum racisme rek lañ ko teg maanaam body conté ci wàllu xeet waaye ñi nga xam ne ñooy enquêteurs yi ba tey àddooguñu wax lu ne mel tey jii nag am na benn suspect maanaam ku ñu njorti ne laale na ci mbir mi interpellé nañ ko bu ñu sukkandikoo ci agence France Presse. ba tey rek ca France dañuy desandi jeexalee ko fa ak li nga xamante ni moom moo di tàngoor gu métti gën fa nemmeeku. nee nañu nag ñu ngi xaar tey jii ci altine ji tàngoor gu métti foofee ca réew bu France am na nag bu fi jotoon a am ci weeru juin bi nga xam ne génn nañ ko waaye nee nañu bii yoon boo moytuwul moom mooy gën a tàng ndax jamono ji ca dëkk ba lu toll ci juróom-ñaar fukki département li nga xam ne moom mooy sécheresse di bekkoor dañ ko fa nemmeeku ba tax daal kat ñu njortu ni bi yoon nag température yi dina gën a yéeg xanaa rek ñu jël seeni matuwaay. jaajëf Kumba Ba ñu jàll ci xibaaru tàggat yaram.
tout de suite le sport. Now, sports. ñu tàmbalee ko wax ci équipe nationale du Sénégal gannaaw kon bi nu ñàkkee Coupe d'Afrique des Nations bi teeru bu am solo lañ leen amal fii nii ci diwaanu Dakar. seen teeru bi nag am na solo gu baax a baax ba tax rek Aliou Cissé mi nga xamante ni moom moo di ko ci gaynde yi yëkkati na ay kàddu di xam le ni beneen yoon rek bu ñu demee ci Coupe d'Afrique ba nag jàpp na ni boobee nara doon bu baax bi Aliou Cissé ci micro ki nga fa. mais comme noo ko waxee liggéey bi kay moom foog naa fi lekk 2 semaines war na tàmbali war nañ commencé déjà visionner match suñu adversaires yi am ci yaakaar bu baax a baax di ko def war ko def comme ni ñu ko doon defee c'est-à-dire ak professionnalisme bu rëy ak échange bu bëri si suñu biir muy direction technique bi muy directeur technique bi muy samay adjoint ak yeneen entraîneurs yu nekk ci dëkk bi pour justement trouver vraiment ay outils yoo xam ne mën nañu pousser pour ñu gagner match bi comme nu ma la ko yàggee wax rek mooy que benn match du yomb instant yi organisation yi mi ngi fépp fédération yëpp ils sont de plus en plus très bien organisés kon humilité boobu nga xam ne am nañ ko depuis 2015 nañ continuer ci humilité boobu bañ a xeeb kenn te match bu nekk ñu préparé ko def suñu kéemtalaay kattan pour que yàlla may ñu ndam continuer di ñaan comme nu ma ko waxee équipe bi du équipe seulement Augustin Senghor wala équipe Matar Ba wala équipe Mayacine Mar wala équipe Aliou Cissé équipe nationale bu Sénégal la te foog naa démb xale yi jeunesse yi wane nañu ko ni que équipe sénégalais yi la waaw donc loolu lu am solo la ñun ñëpp ñu tirer vraiment dans le même sens pour que lii nga xam ne ñu ngi koy wër vraiment yàlla may ñu ko te yàlla mën na ko def te xam naa ne xale yi pare nañu pour def ko. mu nekkoon kàddu Aliou Cissé di tàggat équipe nationale bu Sénégal ñu des ba tey ci wàllum football ak tolluwaayu club bi la di Teungueth FC. ñoom nag daal dinañu xamle ni duñu bokk ci lii di coupe de la CAF li ko waral rek mooy li nga xamante ni moom moo di ñàkkum koppar ba tax na rek lim nañ li ni mel ñu xamle ni ab budget wu lu tollook 80 millions ci suñuy koppar nag amuñu ko waaye tamit dañu daal di enchaîner li nga xamante ni moom moo di coupe de la ligue coupe du Sénégal waaye tamit championnat de 26 journées bi nga xamante ne dafay laaj lépp téeméeri millions ci suñuy koppar ñàkkum soutien jëm ci wàllum autorité yi ñàkkum stade foofu la ca Rufisque waaye tamit seen budget motewul ci weeru possible tatum 2019. dañuy jeexalee xibaaru tàggat yaram yi wax ci wàllum làmb. ci wàllub làmb la ñu koy jeexalee foofee ca monument de la Renaissance nag kii di Eumeu Sène ak Modou Lo ñoo nga doon def seen face à face ba tax na rek ku ci nekk wane ca boppam nanu teewlu seen i kàddu. combat bu ma jël damay liggéey li ci war ñëw def fulla jom ak fayda mais comme li nga wax la 28 soriwul mais yàlla may tala fekk ba bis ba incha allah. waa Pikine moom di wax ñu yokk ñaan yi rek bu baax a baax a baax incha allah ci kàttanu yàlla nañu may ndam incha allah. combat bi dina neex de. non lamb day neex dégg dinañ xeex. non dina neex trop. dina neex trop. nag moom moo ko daan mais moom mi leen daan man maa ko daan moom. amul wax maa ko daan kon mënante dafa am seen diggante. maa ko bëreloo ba mu bàyyi ma jàpp ko daan ko jël bu yomb. yow yaa koy bëreloo. maa ko bëreloo ba mu bàyyi laa la wax. waaw mais ki ko juutal. ba daan ko jël ba tax juutal ko. ba Sénégal ndaru umu. xam nga dañuy def signature de contrat respect mën na am. mi ngi noonu kon nekkoon jokkalante kàddu jëm ci Eumeu Sène ak Modou Lo drapeau bi kon Youssou Ndour lañ ko daal di duppee Midi Culture ñu jàll ci pàcc bi nu jagle laa ak cosaan. xibaaru caada yu wér te wóor. niñ leen ko junde woon ca booba kon Youssou Ndour ak ki nga xam si ñoo di gaynde équipe nationale bu Sénégal ak sargal bi mu leen naroon a defal tey ji ca place de la nation loolee nag ngir ab soirée boo xam si duppee nañ ko merci di jërëjëf dañoo daal di baaxe kon xibaar bu ñu fi dapp ni ki léegi nii dañ ko daal di mujjee daal di bàyyi ba beneen yoon loole jombul dinañ ci dellu si ci sunu yeneen jotaayu xibaar dañuy woyal kon xibaar yi caada ak cosaan yi ci rajo King FM wax ci leneen rawatina ñetteelu édition programme bi ñu duppee néegu góor. ni ki dibeer la doon am association ndimbal jaboot nag nga xamante ne jot nañu daal di xarafal lu tolloog ci ñaari téeméeru gune foofu la ca département bu Kébémer nekkoon ab programme boo xamante ne rek ñu ngi ko doon amal ca poste de santé bu Ndande Fall ki nga xamante ne rek moom moo di président association ndimbal jaboot di Ngagne Marie Savor ci micro Mamadou Sow. tey nag ñu ngi si sunu 3e édition di programme mu néegu góor circoncision gratuit muy programme boo xamante ni cette année dañ ko décentraliser donc yóbbu ko ba Ndande Fall Kébémer ñu war si jongal lu toll si
200 xale maanaam ñeenti téeméeru xale yoo xamante ni incha allah dañ leen war a si district santé bu Ndande Fall Kébémer comme ni nga ko gisee rek donc parents yëpp ñëw nañu indi nañ seen i doom donc tàmbale nañ liggéey bi néegu góor circoncision gratuit dañ si ànd ak suñuy partenaires budget 24 millions maanaam chaque mois société dinañuy jox 2 millions yoo xamante ni pour les malades la muy suñu programme bu ñu tuddee donner une pièce sauver une vie maanaam malade yi nga xam ne dem nañu hôpital ñu war leen opérer donc ñu am ay jafe-jafe pour fay seen opération donc dañ leen di taxawu fayal leen opération bi gratuitement donc loolu dañ koy liggéey ak waa société Sénégindia tey aussi si journée bi nga gis muy journée néegu góor ñoom aussi financé nañu si 2 millions pour programme bi tey ceeb yi nga gis tey parrain bi nga xamante ne tey moom lañ tuddee bés bi muy góor gi si Dieng donc moom moo joxe 200 caisses de riz. mi ngi noonu kon loolee di dugal néegu góor di ñoo xam si kon dañ leen a xarfal ki nu ko duppee woon nag moo di góor gi si Dieng. ba tax na rek teewoon na fa it daal di maye li nga xamante ne moom moo di ay sàkku ceeb ñi nga xamante ne rek ñoom ñoo di waajur xale yooyu la ñu dugal néegu góor nañu teewlu seen i kàddu. moom lii moom sax c'est la première fois moom fi waaw dëgg yàlla parce que maanaam lii maanaam ndimbal dëgg la maanaam kenn ku ne mën na ko defal mais lii maanaam daa nekk loo xam te ni bu na ko booy waxee ñëpp ñu parents yëpp a ci ànd rafetlu ko loolu nag di ñaan rek maanaam ki nga xam te ni mooy jagli moo def lii yàlla yokkoy xéwalam xale yi baax rek bëgg seen dëkk ndax taxaw na ndax seen i jarbaat ak seen i doom li ñu taxawee ci dëkk bi it rëy na ndax du lii rek lañ fi taxawee ñu ngi leen di sant di leen gërëm di ñaan yàlla mu yokk rek waaye bu normal ngeen def li ngeen def yal na leen yàlla dolli lu ngeen man bu demee ni ngeen man ñaaram wax dëgg suñu xol sedd na ci trop waaw ndax nit boo mosaa ñëw fii njulli bu nekk junni nga koy fayal ci boo rek di jënd yeneen ak yëf kon ñoo ngi leen di gërëm ngeen jongal leen laaju leen ci dara jox leen lu ñuy dundee kontaan nañ ci yal na leen yàlla defal li ngeen bëgg. programme yi ñu koy rafetlu bu baax a baax ndax lii nii ku la ko defal rek man nga wax ne yow defal na lu bëri ci sa ginnaaw la at defal na la ko ndax war la boo xam ne dafa war bépp waajur ku am doomu góor rek lii dafa la war kon nag boo yàlla defee yàlla indi koo xam si jël na la décision mu nga defal waaw da nga koy sant di ko gërëm. mi ngi noonu kon dañuy wax ci leneen rawatina kon ab gëstu jëmale ko ci benn artiste bu ñu duppee Jumred yi. moom nag ab rappeur la goo xamante ne rek ca yaraax rek la daal di bàyyeekoo nekk ci milieu hip hop ci lu ëpp fukki at a ngi nii jot na sax daal di gagné yenn ci ay raaya Papa Madiakhate sax moom moo dem seetal ñu ki nga xamante ni moom moo di Jumred yi. sama kàddu rap wurus doon vox populi yi wax mettitu askanam ba gél ba ci couple yi doon soldat ci mbedd jëf xaaruñ si aide. Jumred yi mu ngi fekk baax ci quartier bii di yaraax ci atum 2008 la ànd ak ay xaritam dugg ci milieu hip hop jaarale ko ci ab groupe bu ñu sos. Jumred yi moo ngi dugg si milieu hip hop 2008 mais si groupe la nekk quoi groupe bu ñu naan G-Black ñoo ngi dëkk yaraax nekk groupe boo xam ne si défi la juddoo parce que dañoo nekkoon yaraax nekk ay mélomane quoi yoo xam ne dañu daan dem fu nekk ñu fay wuti hip hop quoi te yaraax mu yàgg am hip hop mais amul ñu ko doon teewal quoi. groupe boobu bëgg sagal diwaanu yaraax boobaak léegi ñaari album génnee nañu ko benn bi sax jot na raaya. 2016 lañ njëkk a génn suñu premier produit bu nekk mixtape Teg Jéego moo jëloon meilleur mixtape si année boobu mooy top award yi amoon yoo xam ne Lamay Sène moo ko doon organisé. En 2019 lañ génn tamit suñu deuxième produit mu nekk Classic Nova daal tudd décembre 2018 lañ ko génne waaw. Jumred yi di waajal jamono ji génnee album solo boo xam ne mu ngi ko amee ci ab raaya bu nu ko jébbal ginnaaw bi mu bokkee ci rap class competition. bokk na si compétition yu gën a mag yu gën a am crédibilité yu gën a am niveau si hip hop Galsen bi parce que raison yëpp la gars yi dem tànn fi mu nekkoon compétition bu mag boo xam ne seere woon na trop metti woon na trop yàlla dogal ñu jël ko ñu war si génn suñu album solo boo xam ne foo war a génn au niveau national mais international quoi mu nekk album boo xam ne ñoo ngi koy waaj te ñoo ngi pare def album boo xam ne yaakaar naa ne dina bokk si album yi gars yi gën a xaar ay professionnels ñoo si job. donte ndaw la doomu yaraax bi fi mu teg bëtam sori na loolu ba tax mu ne ndànk-ndànk la ci fas yéene dem ba keroog mu cee agsi. suñu coono di seen na fly bu dul ñun du suñuy doom ba tey ñu agsi fly ñëpp am free doom bu kenn toog na ñëpp jug nañu dawal 4x4 yi mais. Pape Madiakhate Sarr beneen gëstu bu ñuy def ci bile jotaayu xibaar moo di lu ñu duppee kunkali. loolee rek ci soninke la waaye bu dee ci wolof rek sang seet lañu ko daal di tuddee mu nekk rek ab toilette purificatrice jëmale ko ci wàllub mariage doon loo xamante ne rek dañu koy daal di defal jigéen boo xamante ne day jóge ci célibataire di dem di dugg ji ci li nga xamante ne moom moo di néegum sëy lii di kunkali nan lañu koy defee nanu teewlu Ndeye Matidia.
Afrique bare loolu ay tradition mu am ci boo xam ne mënul ñàkk ngir sëy dagan ci bëtu askan wi kunkoli ci soninke wala sangu set ci wolof di sangu bi nga xam ne soxna si ñu takk bees daf koy sangu laata muy sëy kër borom këram ñu bare nag di ko def donte xamuñu sax li muy tekki ci ñi fonk aada ak cosaan dëgg sëy bu ñu takk moo xam ci mairie ba wala ci jàkka ji du mucc mukk ci bët ak lamin fileeg sotti luñ la lekketu ndox mi sa kaw bopp cérémonie traditionnelle boobee nag di xewee ci kër wéyjuru ku jigéen ki guddi gi mu war a sëyi ci diggu kër gi lañu koy teg mu woddoo sër dong ñu sang ko ci kanamu ñu ko war a fekkee boole kook ay wayi cosaan ak i fecc sa géwélu famille nag mooy doon ki lay sang boole kook di la taggal sa ay maam ak di la bàkk nga déggee ci ne waroo wàcc ci yoon ñu ne nag soxna su mësul tas mbaa mu fay benn yoon moo lay wommat ba nga toog ci gënn gi jigéen ñi wër ñaari leket yu def ndoxu teen ndox moomee sax la ñuy raxasee sa kanam sa ñaari loxo ak say ñaari tànk waaye ndox moomu warul laal suuf ndax moom la ñu lay sottil ci yoon bi nga war a jaar ba keroog ngay génn kër gi boo ci noppee nag takk sa sër sol sa grand boubou musóoru ñu muur la nga sëy. Ndeye Maty Dieng Midi Culture ñu jàll ci nataal bi. Le portrait du jour. tey ñuy def ab fàttaliku jëmale ko ci Léopold Sédar Senghor. mu nekkoon fi président de la République ñu ko doon woowee itam l'homme de la négritude nag daal dinay joué ab rôle bu important ci li nga xamante ne rek moom moo di histoire bu Sénégal portrait am Fatou Sow moo nu ko defal. Léopold Sédar Senghor njiitu réew mi njëkk fii ci Sénégal doomu séeréer bi fekk baax ca Joal taalifkat bi woon bindkat waaye itam ku ñu ràññee woon ci courant littéraire bi di négritude homme politique la woon itam. bi ma tàmbali politique fii laa jëfe ñëw ak Touba Serigne Babacar ñaanal ma ne ma dina ma taxawoo dina ma dimbali ci suma xeex ndax booba ci 1945 booba duñu dara lu mooy jaam moomuñu sunu bopp moomuñu sunu diine moomuñu sunu réew. doomu Basile Diogoye Senghor ji ak Gnilane Ndiémé Bakhoum turam wër àdduna wërngal këpp ndax jéego yim daan def ci xeexal réewam xelam màccoon lool ci wàllum bind ak taalif ci atum 1935 la nekkoon doomu africain bu njëkkoon jàll ci concours d'agrégation grammaire ci atum 1955 jàpp 1956 mu nekkoon secrétaire d'État wu président conseil wu gouvernement Edgar Fauré ginnaaw bu ñu xeexalee Sénégal ba mu moom boppam ci la nekk njiitu réew mi njëkk fii ci Sénégal ci atum 1960 wàllum culture africain kenn du ci naatable jéego yi ci Senghor defoon bindub taalif di ci kañ ak a sargal taaru jigéen bu ñuul. Femme noire, vêtue de ta couleur qui est vie, de ta forme qui est beauté. J'ai grandi à ton nom. La douceur de tes mains bandait mes yeux. doomu Gnilane Ndiémé Bakhoum ji jébbaloon nañ ko raaya yu bari yéen ñu ca gën a ràññee bokk na ci médaille d'or ba ko waa langue française jébbaloon grand prix international ci wàllum taalif médaille d'or wu CISAC ak yeneen mu nekk ku bindoon itam sunu bàkku réew mi. Léopold Sédar Senghor faatu ci bésu ñaar fukki fan ci weeru décembre ci atum 2001 Sénégal ñàkk boroom ñetti xar kanam yi taalifkat bindkat homme politique waaye lépp lu mu bind génération bu ñëw jot na ci xanaa di ko ñaanal rekk suufu belleer oyof ci kawam. cant ak ngërëm ñeel na la bu baax Fatou Sow kon doon ñu defal tey nataalub Léopold Sédar Senghor dañuy dellusiwaat kon ci xibaar bi ñu leen doon yeggee léegi jëm ci lu tax Youssou Ndour dakkal concert bi mu bëggoon amal niki tey. li ko waral rek mooy bis bi dafa daal di tombeek juróom-ñetteelu fan bi nga xamante ni kii di Ousmane Tanor Dieng daal di nay génn àddina ba tax na rek kii di Youssou Ndour ak groupe bi la di Super Étoile du ñu amal nag concert gi ñu waroon a tëgg foofule ca place de la nation waroon cee ànd ak RTS ak Xelcom Bache. mi ngi noonu kon Midi Culture ñu jàll ci gan gi. Midi Culture ganu xibaar. tey ñuy dalal DJ Idole. mu nekk rek ab animateur radio télé moom nag dellu siwaat na dañuy wax ci li nga xamante ni moom moo di juróomeelu édition lii di rap classe compétition nekk rek ab tournoi goo xamante ne rek li muy boole moom moo di jeune rapport Sénégal yi entretien bi nag mu ngi ko def ak Papa Madiakhate Sarr. DJ Idole maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. tey yaay sunu gan ci Midi Culture nga am benn événement booy waajal muy rap classe ndax mën nga ñu expliquer lan mooy rap classe. rap
class competition benn émission télé rajo la sous forme de compétition boo xam ne dafay dajale toutes les jeunes rappeurs underground yu nekk Sénégal ñu dañuy dem ci région yëpp dafay présélection ñëwaat Dakar aussi jël quelques départements tànn leen boole leen muy jongante bi nga xam ne dañ ciy def freestyle ego trip rim ak jox leen benn thème boo xam ne c'est par rapport ak suñu société sénégalaise. bi mooy 5e édition bi initiative bi fan la jógee. waaw initiative mu ngi jógee peut-être pour apporter peut-être man aussi sama touche par rapport ak développement de la culture urbaine au Sénégal pour dimbali les jeunes yi nga xam ne amuñu possibilité amay vidéo amay single am album pour booster leen un tout petit peu quoi parce que da nga gis ñoo xam ne ñu ngi ci région au fond ils n'ont pas de moyens ils n'ont pas les possibilités mënuñu intégrer rajo yi mënuñu def télé yi mënuñu am ñoom lu ñu bëgg mënuñu dund seen art d'art en grosso modo donc compétition bi mooy 5e édition bi ñu si qualifié final yi son nombre de 6 kenn ki mu ngi tudd Leuch Tang Shine mu ngi jógee Louga keneen ki Ndaamal Daaro mu ngi jógee Diourbel y a un autre gars qui vient aussi de Fatick il s'appelle Diaz Kana y a un autre gars qui vient de Mbour département de Mbour muy représenter région de Thiès muy Thiaré Ndiga y a aussi 2 jeunes qui viennent de Dakar des départements de Tivaouane Peulh ak tout simplement Pikine. ndax am na initiative yu ngeen ci nar a def. waaw initiative mooy maanaam kii nga xam ne mooy vainqueur bi di génn dañ koy defaral benn album may ko benn clip vidéo am possibilité voyage maanaam national wala international en même temps accompagner ko ci communication pendant 1 an. mais également appui bi c'est important. oui appui bi c'est important nit koo gis dans la vie aussi soxla na appui yu ñu dimbali ko quelque part ci nga xam ne moom la bëgg donc man mii di la wax sa awma benn appui par rapport ak concours bi mais malgré ça maa ngi demal sama bopp donc suñu gisee booy financièrement wala mënuñu dinañ def lu tout won leen yoon bi ñoom ñu mën ko jëli. ñu ngi lay jaajëfal bu baax DJ Idol mooy fàttali yaay sunu gan ci Midi Culture. merci beaucoup encore une fois Midi Culture yàlla na yàlla def jàmm biir Sénégal peace love and harmony amaaw. amin jaajëf Papa Madiakhaté Sarr doon dalal kon ganu Midi Culture ñu jeexalee jotaay bi kon kat ak wàllu musique. wàllu musique lañ ñu koy tëjee tey nag woy bi ñu leen jagleel moom mooy di African Muso bu groupe bi la di Dara J Family clip bi mi ngi génn ci atum 2016. African Muso, African Muso, African Muso, who you dey rock my soul? African Muso, African Muso, African Muso, who you dey rock my soul? African Muso, African Muso. mi ngi noonu kon foofee la ñu yam ak yéen mbokk yi ci Midi Culture yamoo itam ak li nu cërale woon ci waxtu jeex di la jaajëfal bu baax a baax Kati Ndiaye. maa ngi lay jaajëfal bu baax Serigne Saliou Seck di jaajëfal mbokk auditeurs yeeg internet yu ñu doon suivre di leen jox dig daje suba incha allah ci Midi Culture. di jaajëfal bu baax a baax Daouda Gueye mi nekkoon ci machine bi production Kader Lo digital Yacine Pouy léegi kon Pape Cheikh mooy ñëw wéyal King Feeling lu mooy looloot maa ngi jaajëfal képp ku jàpp ci réalisation Midi Culture ba mu yemb mbokk yi yàlla na jàmm yàgg. Midi Culture.